Son excellence Crazy Mike original boy yaraax la lay tegal nii de xame nga ràññee nga pur xame nga ràññee nga pur xame nga ràññee nga pur est-ce que xame nga ràññee nga pur logo bi am ñaari picc yi jàkkaarloo boobu mooy pur bëri na ñuy toppandoo waaye nee leen roy du nuur ak pur loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni ay ca yox la dox la sa carte mooy wax sa soxla jóg leen jóg jot na liggéey sunu Sénégal jot na ndax mbaay bi doy na baatu askan bi lañu soxla ko si wóolu mu wóor la léegi bumbu jaam bi dog na di sàcc di kàcc di sàcc di kàcc di sàcc di kàcc di sàcc ba dëgg moo njëkk dëgg moo mujj dëgg du dee maa ni nga mën a dëgg du dañ ñi fi nekkoon fen kebeti kese kenn naqatu li béy si lekkati kese pur ñëw def changement andi développement pour un Sénégal meilleur xame nga ràññee nga pur xame nga ràññee nga pur xame nga ràññee nga pur est-ce que xame nga ràññee nga pur logo bi am ñaari picc yi jàkkaarloo boobu mooy pur bëri na ñuy toppandoo waaye nee leen roy du nuur ak pur loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni loo bëgg nga ni loo def sa xol nga ni assemblée bu dóorante pes sagante rayante wane ko presse yoon nañu raxasaat xol yi ñu defaraat xel yi ñu saxal si jikko yu bees ku bëgg naa man piira ma doy ku bañ na ma rey man piira ma doy ñooy dox si lu baax di si wax di si jëf doon baatu askan bi piir lañu ngoy Sénégal dafa am lu mu raflé jamono ji fii ñu toll te xam nga lam la raflé un leader qui a de la compétence un gouvernement qui dirige un ministère waaye gars yi barke Seydouna Mouhamad 2019 lépp dina leer waaw nee nañu jeunes yi egsi nañu ñoo ngi ci ginnaaw di ñëw mais suñu ñëwee rek nanu nekk foofu ndax tey bés la bi nga xam ni dañu bëgg di wax nit ñi di dégg ñun du suñu taxaw ni PUR lañu bokk kon ñun la les femmes du parti PUR gannaaw bi ñu ko nuyoo ba pare ñu yeesalaat suñu nuyoo ci suñu président Issa yeesalaat suñu nuyoo ci suñu honorable député monsieur Babacar waaye Babacar di la wax ni xale yi ñoom ñoo dugg see façon boobu ñu dugg see waaye jigéen ñi nga xam ni xamuñu naaj bu tàng xamuñu fajar xamuñu guddi lu dul kaddu gu jug ñu ne du laal suuf jigéen ñaa ngi nii toog ñii ñooy jigéenu département bu Dakar ñii seetaanuñu kaddu Issa bi mu waxee ni jug leen ñu waaja nga indil ñu information boobu kenn nelawatul kenn lekkatul kenn naanatul tànk mataluñu ñun ñoo yóbbu fitu gouvernement parce que ba mu nee tàmbali na la suñu président Issa génn ni ñun matal nañu ñun dong ñoo fi sañ a woote sargal nag waaw parce que kenn matalagul kon bu ñu matalee bay sargal Issa duñu bàyyi ñun duñu bàyyi tànk dugaluñ la biir pal suñu yéene loolu la suñu taxawaay loolu la waaye si suñu ginnaaw honorable député Babacar xale yi wax nañu léegi yal na la jig caw parce que nag seetaanoo jigéen ñi ci dara képp ku fi toog rek woo nga Babacar guddi wala nga woo ko bëccëg wala nga woo ko suba teel te wuy si na moo tax su wootee kenn dootul toog parce que nag ñun sénégalaises mën nañu lépp ak ñun Sénégal ba mu des ku ñu lebal te duñ la fay Babacar tey dañu avancé ci bor bi nga lebal Dakar dañu avancé ci yéene bi nga am ci président Issa looloo tax tey ñu jug wuy si ak façon bi ñu wuy si bu doon nag lu ñu waajal lu yàgg kon président bi nga xam ne moom la ñu bëgg dugal biir palais muy suñu président El Hadj Issa Sall li tax ñuy wax président Issa Sall yéene la ñu am te nag lépp lu nit mas a def réussir ko yéene nga ko def moo tax ñu ne suñu président Issa Sall waaye xam nañ ne président du parti nag kenn kese la duñu fi tudd turam ndax nag al isharatul takfi benn kaddu rek mooy wax soxla te buñ ko junjee nit ñi xam kan la ilaha illallah Sénégal yépp taxaw nañu ñun pare nañu suñuy mbokk pare nañu suñuy xarit pare nañu suñuy doom pare nañu waaye buñ ko mënee tey suñuy góor ñoo ñu jàppale gannaaw xale yi bi ñu duggee
jigéen ñi wax li ñu bëgg suñuy góor ñoo ñu jàppale ba tax ñu mën lii ñu mën tey kon boog duñu guddal ndax dañu wax ni mi ngi guddi te ki ñëpp di déglu kenn rek la tey dafa boole ñett dafa boole contentement boole monter ay cellules boole recevoir ki mu bëgg dugal biir palais ñi ngi jéggalu ci kàddu yi bu dëngee bëggoon nañu mu neex bu neexulee bëggoon nañu mu gën a neex waaye bu neexee tam bëggoon nañu mu neex a neex comme pur ñi ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi ngi leen di encourager yéen ñëpp ñi ngi wax ni bu kenn dellu gannaaw lañ ñu xamee woon fañ ñu xamee woon ak nit ñu xamee woon merci beaucoup. bismillahi rahmani rahim dama doon ñaan bala ñuy tàmbali ñu def une grande ovation pour le président du parti Serigne Moustapha Sy. doyul de merci. Vive le PUR, vive le peuple sénégalais, vive le Sénégal. mbokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo sunu président wu parti donte newu fi ñu nuyu le professeur Issa Sall, le candidat à la candidature du PUR pour les élections présidentielles. ñu nuyu itam le PUR ñu nuyu le bureau politique national du PUR ñoom ñëpp mënuñu teew ndax dañu nekk ci liggéey waaye defe naa buñ ci tuddee Racine Mbaye docteur Racine Mbaye mu yóbbaale ñi ci des ñëpp. ñu nuyu également le bureau du PUR du département de Dakar. Le bureau du PUR du département de Dakar ñu wax leen ni lii seen initiative la ñoom ñoo ko def tout le mérite leur revient. ñu nuyu tous les sympathisants ak toutes les sympathisantes du parti de l'unité et du rassemblement. ñu nuyu tamit sunu concitoyens yépp te mooy sénégalais yépp fépp fu ñu nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu. mbokk yi journée bi dañ ko tuddee journée sargal parrain PUR ndax bi ñu waxee parrainage ñépp dañoo jóg militants yi dañoo jóg sympathisants yi dañoo jóg sénégalais yi dañoo jóg ñëw wut siñu ba affaire bi daanaka sax naan ndox moo ko gën a yomb macha allah. ñu ne nag ñu ngi sant képp ku nga xam ni nii dugal nga ci sa loxo moo xam militant nga moo xam sympathisant nga moo xam sénégalais nga. mu mel ni ñu wax ni nag PUR li ko waroon yépp def na ko donte le parrainage dañ koo teg pour gàllankoor bi ma jàkkaarloo ak le ministre xamatuma de l'intérieur la ou de la justice à l'Assemblée dama ko wax ni ko xam ngeen ni lii ak caay-caay dong la pour créer problème. te it ku nekk xam na ni parrainage ak caay-caay dong la du leneen. ñu wax ni nag
li muy doon ak caay-caay comme voté nañu ko mu nekk loi ñun fexe nañu ba conformé wu ci loi bi te mooy li ñu war def nañu ko ñu ne nag kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ni nii ñoom la ñu wax ni ñu contrôler ñoom itam nañu def li leen war te mooy ñu def ko ak sérieux te bu ñu ko defee ak sérieux xaw ma kuy am problème waaye PUR moom mënuta am problème mënul nekk. mënul nekk n'oublions pas que le professeur Issa Sall traité na les élections au Sénégal pendant des années élections yu fi bari yu fi jaar moom moo ko traité c'est un docteur en informatique kooku nag xam gi mu xam ay élections moo tax façon bi mu organiser parrainage bi façon bu mucc ayib la. Même le régime l'APR bi yore milliardu réew mi di ci def lu ko neex sax mënul def lu mel ni li ñu def c'est pas possible. xam ngeen lu tax mënu koo def parce que ku mel ni le professeur Issa Sall amuñu ko te duñu ko am. kon nag ñu wax leen ni leen nay leer affaire bi nay leer. bu ñu ci dugal benn njuuj njaaj buñ ko ci dugal. ñu ñaan leen bu ñu ci dugal benn nguy njaay astafurlah benn njuuj njaaj. ñu ñaan leen bu ñu ci dugal benn nguy njaay oh là là benn njuuj njaaj buñ ko ci dugal. loolu lañ leen di laaj parce que itam ku ne xam na ni mbokk yi ñu déglu ku ne xam na ni réew mi ni ñu ko yoree jaarul yoon réew mi ni ñu ko yoree ku ne xam na ni jaarul yoon la preuve mooy pétrole boo xam ni commencé guñu sax ñu commencé sàcc pétrole bi par les contrats te ma wax surtout jeunesse bi. merci ñu yeggal rek bala muy lëndëm ñu yeggal parce que seen président dafa war a jël kàddu ñu yeggal waaw ñu may ñu yeggal s'il vous plaît. jërëjëf merci dañu bëgg rek ñu déglu tuuti soxna Ami maa ngi lay nuyu Ndeye Coumba ñu ngi leen di nuyu s'il vous plaît mani li ñuy wax lu sérieux la c'est très sérieux gis ngeen Libye gis ngeen Libye ba fa Kadhafi nekkee jaarale pétrole bi yoon pour libyens yi
ma wax leen ni libyen daawul fay facture courant ndax pétrole bind leen loolu. ma wax leen ni libyen daawul fay facture ndox ndax pétrole bi. ma wax leen ni leen libyen bu feebaree dañ koy faj ba mu wér du joxe dërëm. du dem ci hôpital ñu naan ko amuñu place ak fayal bala ñu lay laal kooku kenn du ko wax libyen ndax pétrole. libyen góor ak jigéen bu ñu séyee l'état libyen daf leen di jox appartement la leen di jox. lu tax parce que pétrole bi dafa bari xaalis. ñun ce que Macky Sall nous propose xam nga mooy lan mooy am 5000 francs ngi nii pour nga parrainel ma. billahi déglu leen bu baax nag li ñu leen wax parce que c'est du sérieux. dafa am ñoo xam ni ba ñuy dee duñu fen sañu ñoo fen. am junnee ngi nii nga parrainel ma nga parrainel ko. am junnee ngi nii ñaari junnee ngi nii nga voteel ma nga voteel ko. mu continuer lekk sa pétrole mook ñoñam yaa ko def. ñaata xale yu ndaw ñoo nekk ci kër yi amuñu liggéey ñaata. loolu man de je vous dis que metti na ma ba ca kanamu yàlla billahi wal kitaabi. te nag ñoom won nañu ni fas yéene wuñu affaire bi jaar yoon. fas yéene wuñu sénégalais yi tekki fas yéene wuñu sénégalais yi dund fas yéene wuñu. moo tax mère de famille yi père de famille yi ak jeunes yi bu yeboo ñu jël seen responsabilité. Macky Sall moo ñu waxoon ni ñu xar yi ak bëy yi rek ñoo am njëg bu leen neexee ñu tegal leen ko léegi ngeen déglu ko moo ñu ko waxoon ni xar ak bëy rek ñoo am njëg ñoom la ñuy waxaale mais nit amul njëg. mu ne nag ku leen jox xaalis lekk leen wax na dëgg parce que liñ leen di jox de yéen a ko moom lekk leen ko. ku ñu ko jox lekk ko. waaye nag boo duggee ci urne bi nga def loo xam ni bu la sa borom laajoon lu tax doo am kersa ndax koo xam ni dig na la dig ba dig jeex te li mu la dig musu cee def dara bu la nee boo ko joxee deuxième mandat dina changer xam nga ni boo ko gëmee sa yaram neexul. ana kan moo fi waxoon ni du def mandat bu ëpp 5 ans ana kan moo ko waxoon. moo ñu waxoon ni bu ngeen ma falee 7 ans yii fi Ablaye Wade def te tegu ko ci yoon dama koy dindi ba mu set du ma romb 5 ans moo ko wax wala waxu ko. waaw seen digganteeg yàlla def na ko wala defu ko. waaw defu ko. beneen bi mbokk yi moo taxaw devant les sénégalais mu waat ni adduna du ko guddee ba mu def décret fal frère am moo ko waxoon wala waxu ko. moo ko wax wala waxu ko. kon defagu ko def na décret jël frère am dénk ko caisse de dépôt et de consignation. caisse bu nga xam ni nii budget bi au minimum dina dem dans les 100 milliards téeméeri milliards waxuma téeméeri junni waxuma téeméeri million téeméeri milliards laa wax. moo tax ñu wax leen ci discours bi ni leen moom li muy def mooy moom Macky Sall le pétrole daal ak les milliards pour mon frère la prison pour mes adversaires loolu mooy devise bi. loolu nag mbokk yi bu ñu naqariwul it naqari na yàlla. oui naqari na yàlla parce que yàlla bëggul kuy wax te doo ko def
kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun. yàllaa ko wax ci alquran di ko mettit lu wax ni kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun. yàlla ni akama metti aka rëy ci man ngeen di wax lu ngeen dul def. c'est extrêmement grave. waaw léegi ma leen di laaj ku mel noonu naka la nit mën a yëkkatee kartam ni da nga ko ooy votel? c'est pas possible quand même. c'est pas possible. c'est pas possible. ma yokkal leen ci amul lu muy def nag bi mu defee loolu yëpp ba pare xam nga lan la ko tëje mooy dem ca centre de conférence Abdou Diouf international Abdou Diouf di kookali sénégalais yi kookali leen mooy mu taxaw di fecc maa def lii moo ma neex waa ma gars yi maa ko def maa tey taxaw di fecc loolu rek a ko dese woon. moo tax mbokk yi ma wax leen ni ñi am lu leen neex ci seen réew yépp dañoo taxaw. moo tax politique ku naan bokkuma ceeg du samay mbir xamoo sax li xew. bu facture courant bi ñëwee di nga xam ni sa mbir la bokk nga ci. bu facture ndox mi ñëwee di nga xam ni wallaay ça te concerne. soo bëggee dund gi cher billaay di nga xam ni yow rek la politique concerné. moo tax ay ça ne me concerne pas loolu taxawul ça concerne tout le monde. parce que lu bon bu ñu ko defee métit bi ci ñëpp lay dal du bàyyi kenn. loolu moo tax ñëpp war a taxaw pour que 2019 wax dëgg yàlla ñu ne ko Macky mu naa ñu ne ko jippo Macky jippo. parce que xam nga lu tax ma wax leen ko gis nga sondage yu ñu def sondage bi won leen ni ñoom mënuñoo gagné mënuñoo jaar fenn ba gagné. moo tax nag léegi xam nga lan moo ci des ay tappale. loolu nag je lance un appel à la jeunesse sénégalaise, cette jeunesse qui n'a pas de travail, cette jeunesse qui croupit dans la souffrance et la misère. Il appartient à cette jeunesse de régler le problème. bu ñu ko nangu ouais waaw si c'est pur tout le monde s'engage. xam nga lu tax ma waatal leen ci yàlla nii gis ngeen kii du sàcc xaalis billahi wal kitaab. déglu leen gis nga lu gaa yi di am rek am na ko te du feeñ ci solam du feeñ ci doxam du feeñ ci lennam. bu dee njub nag njub ci moom la fekk baax. toujours ma nettali ko wóor na ma ni moom fàtte na ko en 2019 dañoo ànd alkaati arrêté ñu 2002 en 99 en 1999 avant 2000 dañu ànd alkaati arrêté ñu man ak moom ci oto bi. waa ji commencé xam nga rek seen affaire yooyu ma ne ko mais professeur xanaa yoru téeméer ñu jóge fi parce que temps yooyu téeméer moo xewoon affaire bi àggagul woon 1000 francs ma ne ko yoroo téeméer ñu jóge fi mu ne ma mais Babacar loolu duma ko def jamais te yéen ñii koy def yéen a tax ba affaire yi du fi jóge billahi wal kitaabi lii la ma tontu
lii la ma ton ni ma du ma ko def jamais moom kay na bind ma fay lu mu bind ma fay mais du ma ko jox 15 parce que c'est de la corruption te du ma ko def billahi billahi waaw waaw gis nga njubam fu ngeen ko takk rek fu ngeen ko takk weesu na ko te moom mii moo la gën a xam ni man amul kenn ku ma jaral sama bàmmeel amul kenn ku jar may wax lu dul dëgg kenn mënu ko donc ku mel noonu nag bu ñu ko joxee réew mi mu géreel ñu sunu pétrole ak yi ci des ñëppay liggéey billaahi wal kitaab bi ñëpp dinañ liggéey man maa leen ko wax kooku man maa leen ko wax ñëppay liggéey il va l'organiser de telle sorte que ah xanaa ku ne bëgguma liggéey kooku nag kenn mënu ci dara mais su boobaa ñi bëgg a liggéey ñëpp dinañ liggéey man maa leen ko wax moo tax na ñëpp taxaw li mu ñu def metti na lool waaye mbokk yi jarul xuloo jarul xeex urne yi rek kenn ku nekk booy dugal sa bulletin ci enveloppe bi naan ko Macky Ouche boo demee bay dugal ci urne bi ni ko Macky walaay Ouche waaw tout simplement amul xuloo amul xeex Macky Ouche rek ak sa bulletin bés bu détourné le vote des Sénégalais ces Sénégalais qui ont tellement soif de changement su boobaa nag comme li ñu leen wax ce sera à ses risques et périls ce sera à ses risques et périls parce que nag sunu ndey ak sunu baay yi juruñu ñu ñàkk fayda sunu ndey ak sunu baay yi juruñu ñàkk fayda kon nag que ça soit clair li ñu leen di ñaan lenn rek la nañu ko def ay élections yu transparentes yu leer nañ ñu duma ko duma yu leer nañ réew mi changé ñu jox kàddu gi le professeur El Hadji Issa Sall balay boobu mbokk yi balay boobu ñu may ñu gërëm ñëpp ku lim juum mais nag ngeen may ma ñu beral sant sunu waa koñ ay nit ñu baax laa dëkkal billaahi wal kitaabi cant yooyu dañ koy teg ci sunu loxo sunu mag Ndey Jeng ci loxoom lañu koy teg mu joxal ñu ko waa koñ bi yépp na kenn ku nekk jot wàllam ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal teraanga adduna ak teraanga alaaxira yàlla na leen ko yàlla defal te billaahi wal kitaabi loolu lañ leen yéene billaahi wal kitaabi su loolu wéyee nag mbokk yi ngeen may ñu beral aussi nuyoo ak cant la presse ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant cant bu nga xam ni am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem parce que réew mi nag il faut que ñëpp taxaw parce que affaire bi metti na ba mu ëpp nit ñi daanaka toroxte rek a ci des toroxte loolu nag il faut que ça s'arrête te yéen itam da ngeen ci am fànn da ngeen ci am wàll il faut que ngeen jouer ko pleinement bu mujj bi nag mooy professeur ma wax la ni la affaire bi ñun xamoon nañ ne xajul ci koñ bi ñu bëggoon ko defee fële mu jël route bi li mën a dugg ci koñ bi ñu jóg à temps dem di wuti sunu autorisation à temps yéen ñëpp xam ngeen ni ñun lu dul yoon duñ ci marché nous sommes des légalistes xam ngeen lu ñu def di ñu dawloo ba biig commissaire bi naan ñu mënuñu leen ko jox ndax préfet bi nee na naan mënuñu leen ko jox ndax commissaire bi nee na ay tappale yu kenn xamul mani commissaire bi xam nga ni yow manifestation politique une simple déclaration suffit pour ñu organiser ko mais bëgg lu wóor
defuñu déclaration mais ñu ñëw di ñaan une autorisation en bonne et due forme ngeen xañ ñu ko fan ngeen ko teg xam ngeen fan lañ ko teg une très bonne partie de l'administration actuellement est politisée moo tax gis nga élection yi mbokk yi ñëpp dañuy taxaw bu leen déglu kenn nag mu naan leen ay ku voteel demal sa kër musiba la bu kenn dem sa kër dañuy topp affaire bi di xool tricheurs yi di xool sàcc yi di lijjanti seen affaire bu kenn dem fenn bu kenn dem fenn waaw ay naan non ku voté rek demal toog sa kër ku toog sa kër ñu def la ko la nga bëgg du am kon nag loolu na ko ñëpp jàpp gars yi commencé nañu ma ne ko yow ñun bi ñu ñëw romb nañu sabar te waa sabar gi am nañu autorisation te ci tali bi lañ ko def romb nañu ay jàng te waa jàng yi am nañu autorisation te ci kaw tali bi lañ ko def waaye sëñ bi jox ñu sunu autorisation yooyu tam ñu ne leen nag garaawul de toute façon ñun dinañ dugg nag ci biir koñ bi même ci biir koñ bi sax ñu naan ñu bu ngeen ko fa def nangam ñu ne leen nag dañ ko fay def nag parce que nag trop c'est trop te billaay wal kitaab bi Macky Sall nag mi ngi bëgg a jaaxal nit ñi billaay wal kitaab bi nag non sincèrement parce que suñu ko defoon nii ba muy laaj réew mi kon du jot ci réew mi ah kon lan moo tax rek il veut tout se permettre loolu pour lan loolu nag wolof dafa wax ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam trop c'est trop bi ci des ñun li ñuy def pour réew mi la xam nga sabar sax mun nga wax ni ñu bëgg a bànneexu la mais ñun li ñuy def pour réew mi la xam nga lu tax pour réew mi la parce que ki sonal réew mi lañ fi war a jële wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. merci beaucoup merci jërë ngeen jëf. aywa jërëjëf mu ngi guddi voilà merci beaucoup merci beaucoup merci aywal jërëjëf ku dëkk ci dëkk bi ku defal dëkk bi la ñuy wax waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ku defal dëkk bi la ñuy wax. lii moom weesu na meeting dañuy wax ne xale bu pecc mi neexee mag ñeentee ci mbagg yi ma leen di indil nuyoo président parti bi muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha Sy dafa mel ni fii mu nekk PUR nag moo tiital réew mi defe naa ne bu ngeen gisee vidéo yu circulé PUR moo tiital ñépp fi mu nekk nii sargal bi ñu def di leen gërëm ci parrainage bi dafa jaaxal ñu bëree bëri ñun dañu commencé defuñ 10 jours
ñu ne 67000 yi nga xam ne laaj nañu ko féete na boor. ñu ne féete na boor gaa yi tiit am sax ñoo xam ne commencé guñ woon ñi commencé may wax ñi nga xam ne ci nguur gi lañu nekk xamuñu fu ñuy commencé. man Tataguine laa dëkk muy dëkk bu ndaw boo jëlee commune u Grand Dakar bi mat na ko juróom wala juróom benn ci population. dama toog a toog rek ñu téléphoné ma ne mais Issa xam nga xew man leen lan la ñu ne ma seen dëkk de am na 100 voitures yu fa nekk ma ne nga ne lan ñu ne waaw waaw 100 voitures ma ne mais 100 voitures xajul ci dëkk bi ñu ne non dañu ñëw foofu ci sa dëkk pour lancer fi parrainage u région de Fatick ma ne ah gars yi nag sama gars yi tiit nañu kër gu nekk ñu dugg fa mais bu ñu fa duggee rek ñu ne ah yéen kat da ngeen a xaw yéex pur jiitu na leen. ñu ne pur jiitu na leen man fa ma toog sama kër fa ma toog sama bureau laa toog gars yi ne mais honorable kaay ñëwal gaa ngi ñëw man leen fenn laa dul ñëw man la ma xam la ma def naa ko ba pare. ba ñuy tatoni ñun waxoon nañ ne xamoon nañ ne information yi ñu doon nëbb mënut a jóge feneen ful ci carte nationale d'identité bi moo tax ca njëlbeen ga la ñu wax ne kuy militant pur fexeel dañuy jot sa carte nationale d'identité gaa yi tiit mais man li ma jaaxal mooy ñoom dañuy xaw a éviter lu ñu def du ñu wax pur ñeneen la ñuy wax mais man loolu jaaxal na ma. alors ministre de l'intérieur dem Thiès ca jamono boobu loolu yàgg na de ba mu demee Thiès ne non kenn amul droit jël carte ma ne tey laa koy jël suba laa koy jël carte d'identité maa ko moom lu ma neex laa ci def mais ba mu waxee loolu waxul pur dafa réew mi la wax dafa ne ñoom ñu ngi laaj carte d'identité mais xam na ne man maa déclaré Fatick il y a presque 2 mois Fatick ga président ba dëkk laa déclaré ne ñun 2000 parrains ñu laaj ci région bi am nañ ko te commencé guñu gaa yi defe ne damay caaxaan Fatick li mu am ci commune kenn xamul lu mu toll wante benn commune bi ma dëkk rek am nañu 3500 parrains benn commune donc tey benn commune rek yore na région bi yépp te ñeneen ñi tooguñu yéen matal ngeen am na sax léeg-léeg samay xarit di ma woo ne ma Issa mais yow nañuy parrainer mais parrainer guñ laa man leen non maa ngi ñëw ñu ne non yow dañu xam ne say parrain mat na moo tax man leen déedéet samay parrain mat na bu yàgg wante dinaa jël seen parrain waaw parce que nit ki quand même bu fekkee ne am na lum la yéene na nga ko jël matal nañu ba ëppal wante bu leen taxaw parrainage bi bu leen ko arrêté de matal ngeen ba ëppal matal stock de sécurité bi sax dépassé ngeen ko mais bu leen taxaw parrainage bi dafay dem ba décembre nous sommes qu'au mois d'octobre début octobre rek lañ nekk seen parrainage pare na tëj ngeen ko wante bu leen taxaw luy ñëw rek ñun dañ leen ciy jiitu ñoom Babacar wax na ko léegi luy ñëw ñun dañ leen ciy jiitu nañ leen ci parrainage bi loolu jaaxal na leen Babacar lancé na benn message bu am solo seen carte électeur yii à partir d'aujourd'hui fixez-vous une semaine pour que ku kartam génn te jëlwoo ko dama ak lum la jaral nag na la ko jaral parce que li xew ren nar a xew début 2019 opportunité la pour le Sénégal ñu war a fexe nag mu bañoo rëcc parce que gis ngeen réew mi ni mu taxawee mais fii boo compté xale yi fi nekk 90% yi liggéeyuñu mais yow boo jàngee am say lijaasa wala nga jàng am métier
amuloo xëy mais doo xëj seen kër te loolu baaxul ci réew loolu dafay delloo ginnaaw réew parce que réew sutura la. may nuyu honorable bi ñu invité fii tey man lii bettu ma woon ci moom compagnonnage bi kat du tey de lam doon nettali léegi sax man fàtte naa ko dafa juum bëggoon a wax 1999 wax 2019 xam nga déjà loolu mu ngi dem ci 20 ans waaw loolu ñun ñoo ko wax parce que éthique la ñu jiital ak valeur éthique ak valeur la ñu jiital loolu nag moo tiital gars yi parce que fii ñu toll nii ñoom ñu ngi jënd nit ñi rek opposition bi yëpp ñu ngi koy jënd yéen déggu leen maire démb rek wala barki démb ah mais maire Sénégal yëpp daanaka bëri na fi maire yu nekkoon ci opposition bi def ci déclaration moo tax gis ngeen suñ campagne dina neex xam nga luy neexal suñ campagne gis nga 2000 ñun ñoo fi njëkk a commencé indi vidéo projecteur 2000 di ko def fii muy feeñ fi yëpp léegi nag ñun programme moom waxatuñu ko sama gars yi defe naa ne tëgg nañ programme boo xam ne mucc na ayib wante ñoom ñoo ñu may programme gis nga pouvoir bi ñoom ñoo ñu may programme gis nga boo jëlee benn écran teg Macky li mu wax fii tey ak li mu wax fii suba loolu rek doy na campagne du noonu nga jël keneen ci ñoom am lu mu wax fii tey nga teg ko nga quelques minutes après nga teg lu mu wax fii suba defe naa ne sax réseaux sociaux yi ñu ngi koy def déjà te attention nit ñi nag dañu yeewu la xewoon 2000 xew 2012 mënut a xew 2019 te moom dafa mel ni daf ñoo dimbale sax ci mbir mi parrainage bi mais dañ cee xar suñ tànk tubéel daanu ci suuf ne baaxul te tey la gën a aay tey la gën a bon wante tubaab daf naan dura lex sed lex comme nag loi la te loi la ñun faw ñu def ko mais moom xamul ni parrainage bi sax dafa am lu mu jëriñ parti yi fii mu nekk campagne commencé na te campagne commencé gul te kenn mënu ci dara autorisation mënu ci dara ñàkk autorisation mënu ci dara parce que ku mu neex nga dem ci militants yi ne pare leen ma te fii ba campagne bi noonu lay demee Ndeye Sophie ñu ngi lay nuyu te bu ma la nuyoo nag nuyu naa jigéen ñëpp dañu wax nag ku lim juum Cheikh Diaw yow yaa représenté jeunesse bi yaag Aminata Paye maa ngi leen di nuyu te ku leen nuyu rek nuyu na jeunesse bi yëpp may wax ne lu nekk nañ ci jiitu foofu laa toll woon avant may nuyoo mooy seen carte électeur moom mooy seen arme tëgg neex na fecc neex na meeting neex na lépp neex na mais tëgg carte électeur mooy seen arme tey bu fekkee na sa carte dañ ko yóbbu Tamba aller retour Tamba 20 000 la na la jaral nga jël 20 000 ci sa poos dem ba Tamba jëli sa carte parce que sa carte bi ëpp na ay millions te Babacar wax na ko léegi jël 5000 francs jox la jënd sa ngor bu subaa ñu def loolu neex parce que du suba sax mbir mi commencé na yéen jàpp leen na leen neex la ñu def ci réew mi fi mu nekk nii déedéet matul suba matul gannaaw suba fii mu nekk lu leen neex la ñuy def xoolal mbooloo mu toll nii yow demandé la autorisation ngay indi tappale administration bi daf ci bëri ñoo xam ne ay tappalekat lañu daf ci am ñoo xam ne liggéeyuñu parce que dañu tiit mais ñun jël nguur gi xam nañu mun nañu def distinguo mun nañu ràññatle quand même ñoom kat dañoo ragal dañu defee ne bés bu ñu jëlee nguur gi dañuy dàq ñi tëj ñi déedéet loolu ñun taxu ñoo jóg wante nag lépp il faut mu leeral moom
faw mu am nag faw lépp leer te du loo xam ne barki démb ak barki démb la barkaataati démb ba tey lu fi nekk dafay leer léegi journaliste yi jaar na démb ne ma waaw loo xam ci contrat pétrole yooyu ma ne xam nga lan la man contrat pétrole intéressé ma xam nga lu may intéressé lu ñu mus a def ci réew mi du pétrole contrat yi nga signé ak yeneen réew yi contrat yi nga signé ak syndicat yi contrat yi nga signé ak tel contrat yépp la ñuy ubbi xool ci biir lan moo ci baax ñu jël ko parce que aussi du ñu ay nihiliste yow doo toog a toog rek ne signé nañ lii dañ koy sànni déedéet réew nag dafay dox ci yoon parce que dafa am droit international privé am droit international public du lu la neex rek nga def wante ñun la ñuy def parce que dañuy wax président mais lan mooy président du lenn lu ko bugg dëkkam gis nga boo buggee sa dëkk amul loo mun ta defal sa dëkk président du mooy toog ci ordinateur man loolu mooy sama métier mais président du mooy toog ci ordinateur di tàppe ay mbir président du doon géologue ne géologue la président du doon nekk maay mécanicien président du doon maay chauffeur wante président dafay xool ci kaw am vision xam ne lii laa bëggal sama réew boo bëggalee sa réew am nga ay jawriñ am nga ay nit ñépp dañu nekk à ta disposition nga leen def leen lii bu ko defee kenn dootul feebar di dem bitim réew lan mooy ndeyu loolu bu dee médecin yaa ngi fi ne xus Sénégal la médecin di chômer te médecin warta chômer barki dem maa ngi dem di defi sama visite aéronautique médecin bi ma doon visiter ne ma mais monsieur Sall aywa voilà mi ngi ñëw de voilà très bien merci defe naa ñu ngi daaneel rek ay jërëjëf lii dafa am lu may fàttali gis nga yii ci affaire yi la bokk ba ñuy dem élection législative am na ku ma àndaloon de du Xalifa Mbodj ndax mu ngi fi moom laa àndaloon ñu war a déposer candidature pure bi ñu ñëwee ba ci ñun ci suñu rang ma taal information yépp a ngi woon ci ordinateur bi ma taal ko ordinateur bi ne foo ma defoon ma taal ordinateur bi bañ na du ma tàkk donc dama ragal ne micro yi fay batterie yi ci aussi ci wante loolu du leen rëcculoo waaw gisoo ba ñu fexe ba batterie bi vide ut nañ beneen batterie du noonu voilà sans batterie waaw fi ma toll woon rek mooy fexe leen ba seen carte ngeen retiré ko parrainage bi matal ngeen parrainage bi ba ëpple ko wante bu leen arrêté ñun nag du ay millions parrain la ñu ut déedéet la ñu ut xam nañ ko mais bu leen arrêté seen carte jëli leen ko bureau de vote bu nekk xam ngeen ni am ngeen fa représentant loolu xam ngeen ko tey boo amee plus de 100 000 personnes yoo xam ne ñoo la parrainé waaye nga ut ca 30 000 parrain yomb na du noonu donc fexe leen daal ba góorgóorlu ci seen carte maa ngi leen di sant di leen gërëm ah honorable yow fi ba jërëjëf mu ne waaw c'est ça waaw ah man de li ma jaaxal mooy
man de li ma jaaxal mooy fa ma doon daanee foofu la honorable ñëw donc honorable Oulimata député bi nga xam ne moo ñu représenté fii représenté ñu CEDEAO loolu lu am solo la ah ñu ngi lay naan bismillah xam naa ne sonn nga parce que defe naa ne def nga ñaar fukki fan bitim réew ñu ngi lay masaw ah liggéey bi daanaka mel na ni pare na xanaa di leen gërëm rek di leen sant ana Fama maa ngi lay gërëm si c'est pur tu t'engages ah continue à t'engager du noonu ah Babacar mel na ni mu ngi bëgg a guddi defe naa ne message bi jàll na la nga waxoon kenn mënu ci teg dara li may mujjee rek te waxoon ko mooy mbir mi du lenn du dul carte mbir mi du lenn du dul carte étape bu njëkk bi franchir ngeen ko mooy parrainage bi beneen étape bi mooy caution bi ah caution bi nag am na borom ah n'est-ce pas caution bi moom ndey defe naa ne seen affaire la yéen du noonu mais bu parrainage demee caution dem lan moo des ay casier judiciaire moo des ah voilà ay ndax ay casier judiciaire moo des wala ndax yaa ngi fay say impôt wala ndax jëloo xaalisu jàmbur wala ndax amoo beneen nationalité ah man de kookoo laa Tataguine laa dëkk defe naa ne beneen nationalité moom aw ma ko am na nag ñoo xam ne dañuy nëbb seen nationalité wóor na ma ne gars yi bëgg a présenté wu am na ñu bëri ñoo xam ne am na ñaar ba ñetti nationalité man nag benn laa ci am muy Sénégal gii waa déedéet moom kay xanaa ñoo ma yoreel waaw aw ma dara lu ma leen di fay xanaa kay ñoo ma yoreel bu yoreel di am ñoo ma yoreel waaw donc daanaka comme parrainage bi caution bi daal soxna yi indi nañu ko bu boobaa daanaka amuñu benn problème ñun di leen sant di leen gërëm ci mobilisation bi asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. waa mbooloo mi dor kachem mooy firndeel voté nga voté biir dal noonu la voté biir dal noonu la voté biir dal noonu la xob bu vert bi am ñaari picc yu weex ca kaw biir ci digg bi voté biir baa ngoogu xob bu vert bi am ñaari picc yu weex ca kaw biir ci digg bi weex voté biir noonu la voté biir dal wóor na 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 voté biir mooy siir na voté biir mooy mbir nga voté biir dal siir na voté biir dal wóor na parti de l'unité et du rassemblement